بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. tabarakallahu kon Fallou Gueye laa tudd Serigne Fallou tuddee ma Serigne Fallou fii ci ñu ngeen fekk ma fii Daaru Tanzil ñu ubbi daara ji Serigne Saliou joxoon nu tur wi tudde ko Daaru Tanzil ñu nekk ci di ci yëngatu ci jàngaleem alxuraan ak yar ak tarbiya sunu kéem kattan Fallou Gueye ab dongo daara la rek kon Serigne daara la di présenter aussi émission boobu ñuy wax Echo from Touba émission anglais boobu ci Lamp Fall TV aussi di bindkat incha allah xam naa dinañ ci ñëw loolu ci wàllu bind bi incha allah. bind dafa yàgg nekk suñu yitte ma jël nag benn ligne d'écritoire boo xam ni bu am solo la ñu tudde ko poetry maanaam poésie. dinaa def ay introduction yu gën a bari waaye suñu bind la ci ëpp mooy poésie nga xam da ngay am yëg-yëg ci diine am yëg-yëg ci suñu borom am yëg-yëg ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam am yëg-yëg ci sëriñ bi am yëg-yëg ci sëriñ Saliou yu mel noonu bu ko defee nga wàcce ko ci bind ndax ay minutes yu gàtt lay doon nga mën koo transposer ci feuille bi yooyu nag depuis 2000 lañ ko commencé woon bi ñu njëkk a def mooy sensation d'un mouride yaakaar naa ñu bëri xam nañ boobu. Après ñu defaat l'allure d'un mouride 92 km sur l'autoroute 166 92 km pour wan ni sunna la nga teg ko ci charia 166 pour symboliser la charia muy ay sensation yoo xam ne ngir booy lire poésie yooyu pour gën a fonk sa diine am na tam bu ñu tuddee woon puissance mouride mooy 99 noms d'Allah yi ci lañ defoon 100 poèmes commencé ko ci Allahu ba ci Sabour ñu def ko acrostiche ñuy jël ñaari tur wala benn aaya Quran def ko acrostiche après ci lañ jël saveur mouride des dates de Médine au café de Touba pour wane ni njàngale bi benn la lañ daan jàngale Médine moo ñëw rek ba Touba kon njàngale bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni man maa ñëw inni ujahidu bil ulum wa bi tuxa ngir jàngale ci xam-xam ak ragal yàlla te it lil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatu wal gharra wa inni ahmadu man maa ñëw ngir yeesalaat njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu la ñuy transposé wane ni des dates de Médine au café de Touba moo tax bu ngeen gis page bi ñu ngi wane Médine maa ngi wane Serigne Saliou fi muy xellee café gi bi ñu mujjee bind nag ça fait maintenant ay 3 ans bi mu génne léegi wala 4 ans mooy discours universel l'assemblée sous l'arbre béni de Touba discours universel mooy ñu bëri dañuy jàpp ni xaw na ñàkk a dégg njàngum sëriñ bi njàngaleem sëriñ bi ci wet c'est-à-dire dafa may metti su ma ñëwee Afrique comme Sénégal division bi fi am ci diine te ñëpp xam ni yonent bi mooy seen kilifa mais nga gis Sénégal rek laa gis bu alxames jotee kenn du seetaan sa jàngi morom ci télé bi te ñoom mën nañoo ànd dem làmb mën nañoo ànd seetaan football mën nañoo ànd boxe mën nañoo ànd fo ci musique mais mënuñoo ànd ci diine sëñ bi loolu seytaane la. loolu du l'islam ça m'a tellement marqué nag moo tax ma ni discours universel un discours peut-être que ñëpp dinañ ko dégg xam ni la source bénie mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam démembrement yi mu def dugg ci kër yi mooy turux yi kenn ku ne nga naan mais bul jëllu sa bët ci beneen kër ni foofu ndox ma baaxul loolu yaa ngi yàq source bu mag ba ngay yàqal te yëgoo ko loolu tax ñu def discours universel incha allah yaakaar naa ni ñu bëri am nañ téere boobu am na beneen bu ñuy waajal nag boo xam ni génnagul maa ngi koy waxtaan ak suñu Ahmadou Wuli incha allah buñ ci yeggee ñoo ngi ñaan suñu borom may ñu yegg ceeg jàmm dinañ ko gën a yaatal ba ñu bëri xam ko am na ñu ko xam nag ñu bëri parce que bu luñ ci mës a génne it nekkul luñ ko daan jaay wala nangam lu ci bëri dama koy joxe ba yaakaar naa ni étudiants yu bëri université discours universel sax maa ngi gis bu yàggul rek Kansas University la yaakaar naa gis naa ñu dugal ko sélection dugal ko seen bibliothèque ci université Amérique yi loolu day wane ni rek alhamdulilah kon liggéey bi am na fu mu yegg te joxuma leen ko ñoom ñoo gëstu xam nga loolu yitte la kon américains yi gëstu ba jël sa téere yóbbu ko seen université te Sénégal sax am na ñoo xamal ni téere boobu am na loolu lañ ciy sant yàlla bu baax te boo defee Google rek li nga gis li ma la wax di nga gis ñoom jël nañ ko incha allah. xam nga dafa am loo xam ni mooy li Bob Marley daan waaye rek emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Gis nga bu ñu la moomeel gu yàgg
pour nga détaché wu li Sëñ Tuubaa naan xat faka kabla xat ba sa fëdd la fa durru wallaa wana fu jaay maanaam libéré jéng yooyu moo tax ñi nga santaat yàlla bu baax a baax ni Sëñ Tuubaa yar jéng yooyu suñu borom dagg na ko dañuy dem ba dañuy sentir dañuy on vit dans une république mais am nañ benn autonomie intellectuelle spirituelle boo xam ni du ñu yëg ni sax na Sëñ Tuubaa nekkee woon ci biir tubaab bi te teewul mu am li mu am booy fàttaliku Sëriñ Tuubaa da ngay naan sax xanaa kii nekkul woon ci noreel tubaab bi moo tax baatub sëriñ loolu mooy terme boo xam ne murid yi war nañoo xam fu mu jógee sëriñ du wolof du français sëriñ du arabe te sénégalais sax du toog ni posé question yu sëriñ fu mu jógee parce que dañ naan cheikh diw ni cheikh sangam ceerno la ñee di wax marabu la tubaab di wax ah kon fan la sëriñ jógee sëriñ tubaab yoo ko fi indi ci Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa il était très serein sa sérénité buñu daan ñëw dañ naan où est le serein olof yi mënuñu wax sëriñ tubaab bi naan le serein ba loolu indi sëriñ pour wax ne Sëriñ Tuubaa mi ngi woon ci biir tubaab bi mais amoon na sérénité intellectuelle spirituelle boo xam ni yàqulu ko woon dara ci digganteem ak borom loolu moo war a tax nun ñi nga xam ne ay taalibeem lañu te su ma nee taalibe Sëriñ Tuubaa ay waay dimbali ma yow mi nga xam ni ab xaadir nga wala ab ibaadu nga wala nangam nangul ni Sëriñ Tuubaa liggéey na l'islam waaye boo deneb taalibeem lu mu lay wàññi mooy épouser jàngaleem nga nangu bu ubbil ko sa xol xam ne di nga ci gañe loo xam ni lu yéeme lay doon li tax nag nga wax jikko yàqu mooy choix yi am choix yi am ci àdduna bu fekkee ni dañoo ñëw bokk réew 1885 ci la le partage du gâteau dagg seeni frontières nga xam ni le Gambien et le Sénégalais ils s'identifient sur leur drapeau ba fàtte nga xam ni yow da ngay nekk Gambie sa nijaay dëkk fii nga nekk Sénégal sa bàjjen dëkk Gambie kee dëkk Guinée Bissau kee dëgg mais yéen loolu lépp yitteelatu leen frontières yi leen tubaab bi dagal moo leen gën a ñor tudde leen sur la bannière d'une république te ba léegi toogagu leen en tant que nation bu drapeau bu boole ngeen natt fan ngeen bëgg a dem ban façon nit la Guinée Bissau ba man je suis très panafricain ban nit la Guinée Bissau bëgg a tëgg Gambien ban la bëgg a tëgg Sénégalais ban nit la bëgg a tëgg danoo ànd nii rek di këyang-këyang yi dem kenn ku ci nekk xool li la neex rek nga doxale ko yaakaar naa nag pour li nga wax jikko yu yàqu parce que diviser pour mieux régner ñoom seen programme mi ngi dox parce que programme bi nag c'était avant les indépendances c'était des programmes peut-être un peu de colonisation mais man gëm naa ni léegi c'est purement économique waaw affaire intérêt la léegi moom la ñuy sàmm parce que lu mel ni France bu amul lii muy am Afrique wa salaam yenn dëkk yi ak Amérique yi lu mu la mën a wax it seen conquête coloniale yi ñuy def nii liñ ciy am di ko am bitim réew ci pétrole biy jógee Arabie Saoudite ak yeneen yooyu moo leen yor alhamdulilah nag jeunesse africaine bi gis naa ne am nañ benn grassroots xale yoo xam ni ñu ngi jóg di am ouverture di comprendre léegi xëy na du yomb ci ñoom nag ñu boole seen i énergie ak seen i force léegi pour am résultat mais gëm naa ni ci kanam dina mës a ñëw parce que lii demoon nañ ba colonisation mënul am ñu dagg ko demoon nañ ba traite négrière bi ñu dagg ko colonisation bi ñu dindi ko kon nag France Afrique yi itam day dem ba mujj jeex tàkk mais nag may ragal nag yàlla bu mu fekk ressources yi Afrique yi jeex il est grand temps xëy na ñu jéem a góorgóorlu pour avancer sur ce point là. foofu la Sénégal toll parce que un pays qui a un budget de 2900 milliards wala 3000 milliards 0 franc pour les daara maa ngi dégg 10 milliards pour les trucs mais 0 franc pour les daara amul benn contribution bu état di jël di dem ci daara di leen jox ba pare même les États africains dama leen xaw a comprendre ci wet parce que ils sont pas libres aussi ñun bi ñuy wax suñu indépendance en 1960 mais oui la ñu waxoon on n'a jamais dit non. Il y a que Sékou Touré qui avait dit je préfère vivre dans la pauvreté et dans la liberté que de vivre dans l'opulence sur l'esclavage mënuma ko mais ñun ba ñu defee conditions yi nii oui wala non soit vous dites oui on vous donne votre indépendance c'est De Gaulle qui l'avait dit wala ngeen ni non ñu bàyyi leen ak seen bopp mais rappelez-vous qu'il y a que seul Sékou Touré qui avait dit non je veux l'indépendance là le Sénégal avait dit oui donc en tant qu'intellectuel je vous pose une question quand on vous parle d'indépendance de quelle indépendance parlez-vous mais il faut nous édifier sur ce cas-là vous n'avez jamais acquis votre indépendance vous avez signé des contrats avec les tubaab ba léegi fi ne nii président bu toog dans les premiers 15 jours day dem France avec ses documents qu'est-ce qu'il parle là-bas ñeneen ñun war na koo xam ñun peuple bi ngeen di yéen vous êtes indépendant la ñuy signé seen biir yéen xamu leen ko
donc de quelle indépendance parlez-vous? kon damay dog ngant gouvernement yi di leen wax ne nag yéen itam bu ñu leen dominer ci kaw mënu leen a dem il faut ngeen wut une stratégie man stratégie bi gën a gaaw yaakaar naa pour Afrique soppi ko mooy Afrique booloo. Nous avons une puissance au nord de l'Afrique c'est l'Afrique c'est le Nigeria. Nigeria dans la CEDEAO peut englober ces pays-là am force pour mën a résister tubaab yi yóbbaale Afrique du comment dirais-je Ghana yóbbaale Côte d'Ivoire yóbbaale Sénégal yooyu yëpp ñu def benn ensemble mën a am force économique boo xam ne duñ leen ñemeeti seen force militaire yeneen force yi doole loolu mu dem au centre de l'Afrique comme autour Rwanda c'est un tout petit pays mais dañoo am jom ah ànd ak Congo ànd ak Centrafrique ànd ak yooyu def au centre au sud Afrique du Sud boot leen ñoom it ñu ànd ak ay Botswana yooyu dëkk Ouganda ñu àndandoo ñoom it def ko ñetti entité loolu sax ñuy dajaloo ñetti entité yi bu demee ba ci kanam ba am doole ñu xool nuñ koy associer nuñ koy boolee boo defee moyen boobu rek laa gis ni mais seul le Sénégal nekk lone wolf fële taxaw di xeex ak français yi mënul nekk di leen wax lii laa bëgg mënul nekk kon il faut ma dog ngantam gouvernement yi liñ leen di imposer boo demoon Amérique gis fi ñuy yare xale yi nga xam ne sont récalcitrants coono ñu leen di teg ku ko defoon Sénégal ñu jàpp la te boo rek seen parents yi yóbbu seen xale yi foofa ca centre yooyu ils payent pas moins de $15,000 pour ñu yaral leen seen xale ci conditions yu métti ñoom nag bu ñuy wut armée di dem di soxla ay militaires bu ñu tegoon ci télé bi dañ leen di former bongo benn xale dootul dem armée ci duma coono métti nof loolu tarbiya la bango la yaakaar naa maa ngi waaw la ñuy daj bango ba sëñ bi waxuma la nag ay Saint-Cyr ay yenn centre américains yi nga xam dañ lay naq ay nangami minute am na ñoo xam si ne bakkan ci la yem te yooyu dossier d'état la kenn du ko xam kon nit pour mu dem ci beneen level li ñu waxoon Sëñ Tuubaa ni ko li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon Sëñ Tuubaa ni ko rabbi ashabaka bil himma wala turabbi bi dars faqat rabbi kulla wahidun minhum bima yaliqu bi loolu rek doyoon na définition de jëng Yonent bi sallallahu koy feeñal ni ko soppil jàngaleen wi maanaam bul jàng di bindal gën sax ñuy dem na seen yitte jóg yëkkatil seen yitte ñoom waaye nag koo ci approché ko selon son tempérament kenn ku ci nekk indi ni muy yare Cheikh Ibra Fall du bokk ak ni muy tarbiya Sëñ Mbàkke Buso du bokk ak approche bi muy am ak parce que bokkuñu ay clans sociaux bokkuñu ay fu ñu jógee yooyu yëpp bokkul kon benn bu ne approche bi la loolu la ñuy jël transposé ko ci daara sëriñ daara bi nga xam ne dañu ko indil une vingtaine trentaine de gosses ñu ñëw bokkuñu situation kii peut-être jirim la kële il est malade kële fi mu yaroo nangul kon bokkuñu am na koo xam ne ci violence la yaroo il a vu ses parents se battre tous les jours il a vu nangam am na esprit rebelle ci moom ah mu ñëw loo ko sant du ko def loo ko wax du ko def te du magagum xale la nga jéng ko pour lan quelque temps pour am li nga bëgg ci ñoom parce que boo ko jéngoo fa nga ko toog ma ngay gis xale yi di ñëw di def résultat 15 jours après am na ko ni jéng esclavage benn xale bi wax ci internet bi leeral na leen ko xale bi ñuy jéng di ko yóbbu ki ñuy jéng bu njëkk ba di ko yóbbu dañ koy jaay bu ñu ko jaayee pare nañ ci moom kii dañ koo jéng pour marale ko ak suñu borom dañ koo jéng pour defar jikko yi dañ koo jéng ngir bu ëllëgee ay waajuram noppalu mu am tawféex ki ñuy jéng di ko jël ci bateau yi di ko yóbbu mais xam nga léew africain bu dee bay comparer loolu ak lii wax dëgg yàlla mooy nelaw te yow mii ni xale yi waruñu leen jéng vive xool l'indépendance xaw ma lan la liberté des enfants vive que les enfants mais yow pose-toi la question yow mii wax loolu xale yi bëgg ñoo mel ni yow est-ce que yow bu l'islam doon tam prototype yow lay jël peut-être tu es très confortable dans ci sa comfort zone mais du loolu l'islam bëgg l'islam dafa naan la fii du noppalukaay bul yaakaar ni fii ndey ju liggéey ba liggéey ma am kër gu oto de mais ci bàmmeel nga jëm kuñ ci denc 1 mois buñ ko sullee nga xam ni lii am na lu tax yàlla wàcce woon la yàlla pour nga am ëllëg moo tax moo ne rabbana atina fii dunya asana waaye nag wa fil axir asana ñaari objectif la yoo xam da nga leen di boole waaye man dem naa je suis devenu un ingénieur je gagne nangam par mois j'ai une maison confortable j'ai ma famille mes gosses vont dans cette école là maintenant ma vie est finie loolu taxul noo jóg boo ko defee te amoo yàlla nag ah pour nga am yàlla il faut nga am loo sacrifice yoo def te alxuraan mayewul yàlla bu ko neexoon nee na yonent bi bu ma neexoon ma jubal ñëpp waaye man maay tànn ku ma neex ma jubal ko kon problème jéng daf lay wax rek niveau intellect bu Sénégal fi mu toll mooy benn du lu ñu bëgg ñoom atte wuñ diine
ndax bëgguñu ko ku ciy jël sa doom di ko yóbbu ci daara lim lay njëkk a wax mooy ndax français am na fi kon li leen njëkk a njor mooy tubaab yi te buñ ci xaw a kii tuuti rek génne nañ ko yóbbu ko ci école te pourtant lii yaa ngay ngaf nga fi xale bi xamu ñaata lay dund mën naa jàng ba nekk docteur xëy ci déwén sa lay faatu te lañ defoon ci moom ci l'islam moo koy jariñ foofu la Sénégal toll maanaam ñi dajaloo am seen drapeau def seen république bind seen constitution def ci ay charte yoo xam ne l'islam gisu ci boppam ci lu ëpp ñooñu wax dëgg yàlla contrainte bu njëkk bi mooy dama leen dog ngànt ndax lu ci bëri du ci ñoom waaye ñaareel bi mooy it noonu rek lay mën a demee laa xarwa ndax lii mooy seen choix. benn la du ñaar du ñett Sénégal benn solution la am du ñaar du ñett Sénégal benn solution la am du ñaar du ñett xanaa wax naa ko ñetti yoon de mooy Cheikh Ahmadou Bamba ndax gis nga li mu indi bu fekkoon ni amoon feeñoon na feneen dëkk boobu rek la ñuy coow ci àdduna mais man dama gën a metti sama àdduna mooy Amérique laa xamee Sëñ Tuubaa loolu li ma gën a metti parce que déjà ñi nga xam ne par exemple mën nañu ñoom xam nañ njàngale Sëñ Tuubaa ci ñu bëri bu ñu génnee duñu ko aborder intellectuellement dañ koy aborder ak sentiment mooy li Senghor di wax l'émotion nègre la raison hellène xëy na am na lu tax mu wax ko d'accord uma ci nag mais am na niveau boo xam ne da ngay comprendre li Senghor wax peut-être il a vécu des choses parce que l'expression toujours ça rime avec li nga dund waaw c'est-à-dire ki nga xam dafa ñëw yàlla moom jaam ñi daf leen a yéene àjjana ki ñëw fekk la nga toog gëmoo am na lu muy waxee ak yow ci yëfi sëriñ bi da nga naan kii est-ce que wér na am na koo xam ni ci lañ tëj bopp bi ci Sëñ Tuubaa bi muy xale nga xam ni dootul dégg li tax man la mooy solution bi dama ne la nga génne li mu yar nga xool leen leur forme d'universalisme d'universalité ba xam ban la ci nga xool seen façon bi ñuy épouser l'islam ku Sëriñ Tuubaa yar mënatoo am noonu da nga reconnaître yàlla rek la moom yàlla képp la moom li si ñëpp laa doon wax ñun bu nu gëmee wóolu ku dul yàlla du ñuy gor ndax yàlla bu nu faralewul woon Sëñ Tuubaa du ñibbi si géej gi ba ñuy doon i murit ñaareel bi résultat bi mu am li mu ni karaamati xattu yeddi ci mbindam la beauté de ses écritures sellaayu mbindam nga xam ni ku mën a xasida goo mën a dégg ci àdduna ku déggul arab sax bu ko yëkkati woon bu ko Sëñ Tuubaa bindul nga xam ko leer gi ci nekk ni mu baree li ko tubaab bi seereel ak ñi mu yar nga xam ni dégg naa un jeune très brillant di ko wax ni Touba ngay gis par exemple nga dem visiter dugg ba génn doo fa gis benn bâtiment colonial kon yàggul ak résultat bi mu am nga xool bâtiment coloniaux yi ni ñu bari ci région yi mais nga dugg Touba ni mu toll deuxième capitale du Sénégal benn bâtiment colonial nekkul ci biir dëkk ba ñaari mbedd di boo dem daaree alxuraan nga fa ña nga fay majalis li mokkal alxuraan ci zone Touba amul Afrique boo leen génne woon boo dajalee Afrique gépp boo ma doo ko gis loolu mooy résultat boo xam ne dañu ko war a capitaliser ni ñu koy capitaliser benn ñu génne affaire u fii laa bokk ak fële laa bokk ak déedéet nañ ko institutionnaliser suñu bopp fexe ba xale yi xam loolu xam ni xam Sëñ Tuubaa xam naa sama Seydi Hadji Malick xam naa que ni déedéet yoonu l'islam yoonu góorgóorlu la bokkul ak catholique nga xam dañ naan la maa bëgguma tooñ sax dañ naan la gëmal Jésus rek dem nga àjjana maanaam boo gëmee moom yóbbaale na say péché déedéet l'islam dala naan la bis boo ci tàbbee gis nga la may waxee ci suratul ahzab innal muslimina wal muslimat mu'minina mu'minat ba ca zakirina la kasir wa zakirat ay marhala la ay étape la étape yooyu il faut nga dox loolu mooy al muridullah da ngay jógee fii di xeex ak sa bakkan di xeex ak sa nafs dem ñu dimbali ci tarbiya la ba lu bon nga bàyyi ko bàyyi lu bon moo jafe bis boo ko bàyyee ba sax ci dëgg nekk ci lu baax loolu la ñuy wax murid saadix loolu la ñuy woowee ak Baay Faal loolu yombul loolu moo tax sëñ bi jóg mais ñëwul fii parce que ay association yoo xam ni bu tayee yéen a ngi ci football bi léegi nga ci làmb ji naan murid laa kee di gëxalangu te yéen benn téere Sëñ Tuubaa ba nga juddoo nga Sénégal ba faatu mosoo ko jàng xamoo ko sama Seydi Hadji Malick loolu du l'islam loolu c'est pas loolu du l'islam loolu nag barrière yooyu Sëñ Tuubaa dagg muy xat fakka kab laa boobu ma doon wax ni chaîne yi dagg nañ ko jéngi yi dañ na xéewal yi day sotti ko ba faw loolu faw mu ñëw waaye njàngaleem Sëñ Tuubaa soo gisee nag y a espoir ni Sëñ Muntaxaa def ni day créer école université boo xam ni xëy na sax du doon dañ ko tuddee université mais complexe la universitaire parce que lépp ci nekk nee na bas âge 6 ans ba keroog ngay jeexalum njàng
lépp ci daje parce que majaalis yi am na Touba ba pare daara yi am na xale bu génne xel comme fi mu ne nii mokkal nga alxuraan jàng nga yenn téere yi nga xam ni mooy téere sëriñ bi tasawdu shixaar naaju ba ci jàng tamit balaa amin arabe ak yu bari da ngay dem rek ñu installé la ci benn zone pour ingénierie wala ñu dugal la pour nga nekk docteur wala nga dem ku ne nekk la loolu te 2 ans 3 ans mën nañ la former c'est-à-dire une autre forme pour wane ni on doit arrêter de copier ci lii nii lañ li ko Sorbonne di defee rek wala nii la ko Yale di defee wala nii la ko déedéet dañuy créer suñu yëfi bopp loo xam ne Touba mooy marque Touba lay nekk nga xam ni sëñ bi murid yi ma xam da ngay pour jox la benn exemple bu gaaw iPhone bu mujjee génn boo ko yóbbee Colobane xale yi dajji ko defaraatal la ko te tooguñ ci bank sax bëgg sëñ Touba gi ñu bëgg sëñ Touba di jàng alxuraan di nekk ci xasida yi di kuri yi lañ dem ba yàlla ubbi seenum xel da ngay ubbi benn téléphone du ma ci xam dara mu ne la sëñ bi lii de boo ma joxee téeméer ma defaral la ko nga defeen day caaxaan mun la mu yegg suuf pour bañ nga gis ko jógaat ni la nga doon te yow jàng nga ba ji nee nga bu fekkee yéegi kayit tubaab yi yéegi kayit tubaab yi xanaa bu fekkee di nga am gàcce war nga am gàcce foofu wala xam ne am na leneen lu xew loolu mooy li américain naan a mind is a terrible thing to waste cerveau kenn du ko yàq mais nit ñi yemuñu kii dafa nekk degré 2 kii nekk degré 4 kii nekk degré 5 moo tax rabbi kulla waahidun min ma yaliqu bi kenn ku ne yan ko li mu attan moo tax nit ñi bokkuñu da ngay fekk benn sëriñ nii lay doxee fekk benn sëriñ nii lay doxee fekk yàlla moo ko sélectionné loolu ne xamal nit ñi bokkuñu ñii dañoo émotif ñii dañoo gaaw a mer ñii dañoo seexlu ñii dañoo nay ñii nangam ñii nangam doo ñëw rek dajale leen ci benn classe yor benn forme d'éducation loolu Sëñ Tuubaa ko fi indi moo tax yoonu murit moo ñëw te mi ngi ñëw nag ndax li mu am Sëñ Tuubaa nee na yàlla da koo jox ba noppi soog ni ko ñaanal waaw da koo yëkkati lépp ëmb ko ni ko ñaanal nag te jox na ko ba noppi moo tax incha allah la solution li ma ciy delloowaat rek du dara lu dul sëriñ bi mooy solution bi xanaa di sant ndax la in shakartum la azidannakum imalu ala daawuda shakura li sëriñ Saliou daan digle ak cant dafa am solo ci doomu aadama ndax booy xalaat li nu suñu borom defal ngelaw lii ñuy noyyi rek bu ko yàlla tëjoon topp ñu suñu wax ju bari jeeg suñu këyin yi musiba am ndoxam bu ko téyee moo tax bu téyee ndox nit ñi dajaloo di sab nañ jàng nañ def fukki kaamil te moonte bu dara xewul kenn du fàttaliku loolu suuf si nu taxaw di daw ci wër jant bi bu ko téye woon ñaari seconde président yëpp daje ci kii ku ne sax yaa ngi làqatu ji kon li am solo mooy sant suñu borom te di ko fàttaliku xam ne lim nu téyel kenn mënu nu koo téyel dinu li mu di ñu rey ci guddi yi di ñu yee ci bëccëg yi yoroon lu lépp te demul fenn reere yabul fenn ay malaaka ñu leen kee la ma ko jox bari dem leen seetil ma ko lii mu jox ko jullit ñi boo demee ci réewi tubaab yi ñaar fukkam la ñu yor fanweeram junneem am na benn tubaab yoo xam ne benn yor na Afrique budget Afrique gépp kenn yor na budget Amérique gépp kenn yor na budget nangam fu ñu dem jet privé leen di yóbbu te mosuñoo wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam te loolu ñu yor lépp buñ nu ko doon jox nun murid yi ne leen am leen ko te bàyyi muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba nga koy wax ak ba nuy xaru benn la loolu kon dañu war a sant yàlla xam lim nu defal nag nun africain bis buñ demoon ba xam sëriñ bi li sëñ Muntaxa nga xam ne buy wax da nga koy dégg ci dënd bi nañu xam sëñ bi rek moom de bañ ko gisee ba nañ ko noppee gis ci boromam rek la nekk loolu mooy mbir mi il faut que koo xam ne nag laysa kamislihi shay'un yàlla dafa naqaree xam gisuñu ko dégguñu ko am yaqin ci moom te il est impénétrable mënoo koo gis mënoo koo dégg xëy na yàlla lay dimbali rek waaye da ngay dem fa nga koy dégg nag fa turam baree nga toog fa te yaakaar naa ni fa turam bare mooy kër Sëñ Tuubaa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladhi khalaq